Babacar di nuyu auditeurs RFM yëpp. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène Aminata Touré nekkoon fi premier ministre donc kilifa ci APR parti Macky Sall ci seen ndaje mu mujj bi sax am na moom Macky Sall lum la ci dénk rawatina jëm ci parrainage gi indi coow ci réew mi def nga ci conférence de presse ñeneen def ci conférence de presse wax ngeen waxati waaye mel na ni ñi ci ànd ak yéen bu nu déggee lii xew rawatina sax boo xoolee tey ci suba ci rajo bi ba ci ay imam ñu ne daal ngeen teg yëf yi ci suuf waaye bu ñu déggee Macky Sall démb itam jàpp nañu daal teg ci suuf moom xalaatu leen ko loi parrainage boobu da ngeen di xuus ëllëg assemblée nationale ngir loi ba jàll. waaw xam nga foog nuy waxtaanee mbir yi moo tax ma dellu siwaat fii ci seen micro bi waxtaan moom dafa baax ci réew nit ñi di diisoo di juboo di avancer boo xoolee ci 1991. boobu ci régime mu président Abdou Diouf la woon opposition bi mujj naa toog ak président Abdou Diouf waxtaan jël ay décisions yoo xam ne moo avancé loo code électoral bi ci lu ñu amee ci la ñu amee mbañ gàcce bi ci la ñu amee identification électeur bi maanaam ngay capp sa loxo ci encre bi pour ñu xam ne wate nga toujours day baax opposition di toog ak majorité ak président de la République di waxtaan loolu le président dëgmaloon ba indi commission de concertation dal di ko donc dénk monsieur Ba moom nga xam ne farul ci benn parti Seydou Nourou Ba nga xam ne bokkul ci benn parti bi mu ko defee li nu waroon a waxtaane mooy nu nuy gënalee ni nuy demee élection am benn parti opposition bu ñëw toog am beneen parti bu ne moom daal lépp luy toog ak président Macky Sall du ko waxtaane mooy ñi ci ëpp doole sax. waaw léegi li nga xam ne mooy changement yi am na solo ñu waxtaan ci ak sunu mbokk yi dañuy dellu ginnaaw tuuti xool ni ñu organiser woon élection législative yi passé juillet bi ñu génn 2017 ñu amoon ci 47 listes yoo xam ne présenté nañ ko sa liste boo amee parti politique rek bu la soutenir nga ñëw dal di présenter sa liste muy 47 maanaam ñeent fukki liste ak juróom-ñaar. waaye xam nañ ni ñi samp ndënd ci ay élection falum député ñooy ëpp fuuf. waaw ñi nekk candidat ci élection présidentielle bàyyi ma yegg si rek ba expliquer bu baax ca liste yooyu fanweer ak ñett amuñu ay député donc boo xoolee fukki liste ak ñeent ñoo ci am député ci am na ci ñoo xam ne ñi benn député la ñu am bu nu waxee affaire élection présidentielle li tubaab naan gouverner c'est prévoir maanaam da nga war a xool ca kanam yan problème nga mën a am ba li nga xam ne gis nañ ko ci 2017 ci élection législative yi ñu bañ ko am mooy rang yu gudd béréb bi fees dell ak bulletin de vote ba ñu mujj laaj sax 5 jours avant conseil constitutionnel est-ce que nit ki bu duggee ci bureau de vote bi mën naa jël rek 5 bulletins pour dellu si ci élection présidentielle bi mu ngi mel ni lu bees la ci Sénégal mu ngi mel ni lu bees la ci démocratie parce que ñun dañuy faral di roy li ñu naan démocratie occidentale yi nga xam ne dañu avancé. mooy parrainage. boo xoolee mooy parrainage boo xoolee France seen élection bi ñu génn 142 candidats ñoo taxaw ne dañoo bëgg a nekk président ñu leen ne ay la yowén da ngeen di uti ay parrains yoo xam ne ay élus lañu. 500 élus. 500 élus ngay wut ñu mën laa ne jox la ticket ne la mën ngaa dem nekk maanaam candidat bañ ca yeggee fukki. candidat ak benn ñoo mën a am loolu suñu mbokk moom nga xam ne française la fa la ne ñu naan ko Rama Yade mu siiw lool ci média yi dem naa wut amu ko bu fekkoon ne dañu jël loi française boobu appliqué ko Sénégal kon defe naa ne xëy na benn wala ñaari parti rek ay mën a am candidat parce que ñu ci bëri mënuñoo am 500 élus yu leen parrainé parce que boo xoolee APR daanaka ak Benno Bokk Yaakaar élus yi nga xam ne ñoo ne ci Sénégal yëpp presque 80% maanaam ñoom ñoo ko yore. mais tey coow li suba le 19 la ñu war a voter projet de loi bi coow laa ngi ne kur ñu bëri taxaw ñu opposition société civile ilmal ñëpp taxaw ne loolu du fi am ak yooyu nañ ko teg ci suuf est-ce que gënu woon ngir dal ak jàmm ci réew mi ñu teg ko waxtaan xool nu ñu koy defee au lieu ñu bëgg a forcer mu jàll mu jur leneen ci réew mi. non forcé amu ci parce que waxtaan wi yàgg na maa ngi lay wax commission bi nga xam ne teg nañ ko ay semaines ci ginnaaw lii lañ doon waxtaane nañ mbir yu bëri am nañu ca teewul voilà li ñu jóg sànq PDS ak ñu àndal nga xam ne jàppees na ni boo xoolee ci élection yi weesu ñoo ëpp doole ci opposition bi ñooñu bu ñu bokkul ci waxtaan bi faaw jafe-jafe am même bu ñu ñëwul ngeen fexe nu ngeen di toogee yéen ñëpp waxtaanee ko laata ngeen dem assemblée nationale. mais pour waxtaan ñaar ngeen di doon au moins
ku bëggul a waxtaan mënoo ko forcer mu waxtaan ci loolu situation boobu la ñu toll. président de la république mais ci suuf après jéem waxtaan xool ni naxante. waaw mais xam nga foog ngeen may ma tuuti ma expliquer leen nag yéen it xam nga bu fekkee ne président de la république créé na li ñu naan journée du dialogue loolu ku bëgg a dialogue bi moo koy def ñoom sax ñëwoon nañu ci journée ba. benn yoon la am ñaarul. 2016 voilà 2016 ñaarul. 2017 ci topp xam nga 2017 ci topp élection yi ñëw ñu teg commission de concertation bi ñoom ñu ne waaw politique du ko jiite nangam président dem uti personnalité indépendante teg ko pour mu waxtaan ak ñoom ñu def ay proposition dal di ko jébbal président de la république ñooñu ñëpp it ñu wax da ngeen leen di aussi déglu bu baax a baax ñoom dañu ne du ñu toog ak président tey du ñu toog ak moom ëllëg réew nag il faut que muy avancer ndax il faut ni ñuy élire président de la république ak ni ñuy demee élection maanaam ñu gis ci ngëneel te dañoo jàpp rek ne xëy na parrainage bi pour président de la république rek la ndax dañoo bëgg a segg ay nit déedéet loi bi dafa ne même bu fekkee ne da ngaa bëgg a dem élection municipale parce que élection municipale yi ñu génn 2000 nangam liste la ñu am loolu mënuñoo continuer noonu parce que boo duggee ci bureau de vote bi doo xamati foo jëm ñu ne foog nit ki ut 3% maanaam ñi nga xam ne ci commune bi la ñu nekk boo jëlee téeméeri nit nga wut ci ñett ñoo xam ne ñoo lay parrainer boo demee aussi élection conseil départemental ñu ne la na nga ci ut ci téeméeri nit ñooñu nga ut ci ñaari nit muy 2% ñu dem ba ci législative yi ñu ne 0,5% inscrits yi ngay wut maanaam boo jëlee téeméeri nit nga wut ci juróom fukk yoo xam ne ñoo lay parrainer ak junni yoo xam ne ci régions yi la ñuy nekk pour éviter ñu liñ naan candidature régionaliste maanaam koo xam ne da ngay dem rek ci sa xeet ñu woteel la donc loolu yëpp pour mu gën la te loolu dañu ko gis ci dëkk yëpp Amérique gële dinañ toog presque 1 an et demi di def sélection di def segg maanaam di am liñ naan ñoom seen primaire yi dem ba nga xam ne booy seet ñaar wala ñetti candidat la ñuy am France ni ma leen ko waxee da ngay dem uti ñoo xam ne ay élu lañ fii nag dañ ko gën a démocratiser booy seet dañu ne na ku ne dem ci sénégalais yi maanaam ñu ndayale la wala ñu bàyyale la. mooy 65 000 70 000 signatures ak la mu làmbool ci ay njumteeg ñoom seen loolu mooy kaay leen dugg ci jafe-jafe. déedéet parce que sénégalais yi ñun ñëpp ci yem. képp kuy politique te sénégalais yi ngay jëlee ji seen confiance wàcc ci terrain bi parce que bu fekkee ne yow da nga ne da ñuy jiite ñun ñuy 14 millions yi wax dëgg yàlla buñ la laajee 1% maanaam boo jëlee téeméeru sénégalais bu ne kenn jox la ci benn war nañu ko war a mën a wuti parce que fichier électoral bi fi ñu toll nii peut-être ñu ngi ci 6 millions 500 xëy na ak élection yi dinañ dem ba 6 millions 700 ku ci ne ñu ne la nga uti 1% ci 7 régions ni ma ko waxee fu ne nga jéem fa am 2000 voix loolu. bu fekkee ne parti bu am organisation la wala personnalité indépendante bu am maanaam légitimité la war na ko am sans problème d'ailleurs parti yi wax yëpp ne duñ toog ak président 1% du seen problème parce que ñoom ñëpp am nañ ay députés am nañu plus de voilà lu ëpp 1% de l'électorat ñoom seen problème mooy dañu jëm ci ay élections te xëy na dañ naan juboo ak président arrangé wu leen parce que booy dem ci élection foog affaire yi fuur mu xaw a am tension donc ñoom ñu ne duñu toog tey duñu toog suba. mais Sénégal nag aussi ñun ñëpp a ko bokk politiciens yi rek moomuñu ko foog ñu mën a toog xool suñu système électoral bi avancé loo ko bu njëkk ba ca parrainage bi dañu daan laajte personnalité indépendante maanaam boo jógee rek ne man dama bëgg a laaj réew mi ñu ne la demal nga uti 10 000 signatures waaye yow bu fekkee ne da ngaa dem rek ñu signer la sa kayitu parti soxlawuloo benn signature loolu tamit du égalité ci citoyens yi léegi ñu ne li nga xam ne moom lañ doon defal personnalité indépendante yi na ko parti yëpp def te xam ngeen ne am nañ daanaka 299 partis soreetuñu 300 boo ci tegee benn rek muy 300 partis donc foog ñu organiser loolu commencé woon nañ ko sax ci référendum bi léegi il faut que ñu pousse loolu ba nga xam ne ni ma ko waxee woon encore la ñu gisoon ca élection législative yi passé nit ñi maanaam fu ne ñu ne fa nit ñi ligne d'attente yi gudd kayit yi bari loolu yëpp foog ñu organiser ko ndax démocratie boo ko organiser wul da ngay am li ñu naan anarchie président de la république. caution bi rek 65 millions loolu rek condition la pour teengal affaire yi ñu bëgg ci dolli parrainage looloo tax kenn xamul lu muy nuru. ndax gis nañ ni am na ay candidats yoo xam ni fexal nañ leen ci yoon ñoo xam ne boog njort nañu ne kon candidat mun nañu tudd Khalifa Sall Karim Wade ngeen bëgg ci teg parrainage caution finalement da ngeen bëgg a dem ca làmb ja bëgg faa dajeek ay mbër yu yooyu. non parce que li ngeen di boole moo bokkul yéen a ngi jaxase justice ak élection. il faut que aussi bu ñuy waxtaan ak suñu mbokk yi parce que justice bi am na ñu jàpp ni politique gën a caa laxasu moo tax ñu boole ko. mais man dama jàpp ne loolu aussi du lu tegginu mu jëm ci magistrat yi dañuy def seen liggéey ki ngeen njëkk a cité boobu ministre de la justice laa woon maanaam ci ay
évidence maanaam ay preuves lañ ko daane. ministre de la justice moo yilif procureur mi yóbbu dossier yi tribunal. procureur du moom mooy jugé ki joxe jugement mooy les juges li ñu naan les juges debout ñooñu kenn du leen dictel ñuy def procureur dafa représenter état boo nee état nag ñun ñëpp la représenter tey bu fekkoon ne dañ laa tooñ sa plainte da nga koy yóbbu ci procureur mu dem présenter ko ci juge bi kële indi avocat booy xool procureur bi mooy juge u askan wi. noonu leen ko war a gisee bu ñu jàpp rek ne procureur mooy décider loolu amut fenn le juge mooy décider candidat yooyu ca justice la ñu leen daane bokkul ak lii nga xam ne moom la ñuy wax mooy fexe ba ñu organiser ni ñuy demee élection amul dëkk boo xam ne bi organiser wu ñu élection yi sous une certaine forme de parrainage Mali bii ñuy wax comme système u France bi la ñu jël dañu lay laaj signature des élus encore une fois bu fekkoon ne Sénégal dañ fi indi woon signature des élus xëy na benn parti sax moo koy am gëwuma sax ne parti bi gën a fort opposition am na 500 élus yëpp bu ñu ko résumé mooy jarul xalaat président Macky Sall dellu gannaaw ci fii ak suba jarul am yaakaar mu dellu gannaaw wala mën nañu xalaat ne mën nañu ko suspendre ne xaar leen ngir jàmm. non xam nga aussi il faut que ñu am une opposition bu raisonnable bu am sens des responsabilités dafa am solo du lii laa bëgg rek bu ma ko amul tey ma taal dëkk bi. bu fekkee ne noonu la ñuy doxee non damay expliquer rek ma ñëw waxtaan dafa am temps waxtaan duré na ay semaines yi semaines ña bëggoon a waxtaan ci opposition bi ñëw nañ toog loolu aussi nañ koy fàttali suñu mbokk yi bu baax am ñoo xam ne ñu ne ñoom ak lu ñu wax ak lu ñu mënti def du ñu toog ak président Macky Sall société civile dem seeti président dem seeti leen jéem a négocier président accueillir société civile ne leen man ci projet bi maanaam je suis ouvert ku bëgg a ñëw ne ma dañoo war a changer xëy na 1% dafa bari na ñëw toog waxtaan ñoom ñu ne waxtaanunu tey waxtaanunu ëllëg dañuy nag avancer parce que nag aussi du opposition rek a fi nekk du parti politique yi rek a fi nekk Sénégalais yi dañu bëgg di dem élection ci conditions yu baax ñu ne kon li nga xam ne moo xew fu ne Amérique moom jàllale naa ko nee naa la 1 an la ñuy def parrainage France ñu lay laaj ay élus Mali gii nekk sunu ginnaaw ñu lay laaj aussi ay parrainage u élus ñu nit aussi foog ñu def jéego yooyu. ni nga ko waxee suñu bos moo mel ni lu xaw a ëpp ndax laaj nit ñi 1% de l'électorat ci wàllu signature bi mu nar a nekk 65000 wala 67000 signature looloo jafe. mais parti boo xam ne bii xam nañ la ci représentativité nga am un député war ngaa mën a am loolu. élection nag du ñëpp mën a bokk aussi bu nu waxantee dëgg rek du ku ne rek moo mën a jóg rek ne dama bëgg a nekk président de la république caution boobu nga wax projet bi daf koy wàññi parce que dañu jàpp ne xaalis warta tere koo xam ne kii am nga jëmm. nit ñi wóolu nañ la nangoo càmmoñ la loo wàññi caution ba pare indi fi parrainage yokk ko day moo gën a garaaw sax. ci ñi bëgg a nekk candidat. non parce que nag candidat Sénégal nag il faut que quand même ñu xam la il faut nga dem mën a saafonteeg nit ñi am ci yow tuuti confiance lu ko may damay wuti sama xaalis rek suma 20 millions wala sama 30 millions jaay sama kër ñëw dal di taxaw ne dama leen a bëgg a jiite bu yàggee ñu am ay 40-50 candidats à l'élection présidentielle dinañ dem ba dootuñ mën a organiser ay élections. manifester loolu aussi c'est important ñu expliquer ko suñu mbokk yi ñi ci àndul bëgg nañoo dem taxawaalu wala boog toogaanu buntu assemblée nationale na amoon ca 23 juin 2011 dafa mel ni da ngeen sol dàll yi aaye toogaanu ko foofa loolu tam mën su ko nangu Aminata Touré. waaw xam nga taxawaalu moom sax day. toogaanu damaa jóg waaw na ma opposition bi baal toogaanu kon nag toogaanu lay doon non xam nga manifestation dafa droit la boo xam ne dañ ko def ci constitution te boo xoolee statistiques yi nga xam ne parce que man su may ñëw di waxtaan ak yéen damay gëstu aussi xool boo xoolee demande yi nga xam ne déposé nañ ko ne dañoo bëgg a manifester li ci gën a bëri dañ koy autoriser. mais mënoo bàyyi rek manifestation saa yoo bëggee nit ki bëgg a manifester wala organisation bëgg a manifester ñu ne la kaay manifester loolu amul fenn aussi doo dem di manifester buntu Élysée ca France doo dem di manifester buntu Maison Blanche ca États-Unis wala Bundestag ca Allemagne. kon nag ñun aussi Maison Blanche day am manifester buntu Palais Bourbon ak Bundestag bi ngay wax ni ñu réew yooyu ñoom amuñu problème yooyu. kay dafa am li ñu naan distance sécuritaire dëkk naa États-Unis quand même. dafa am distance sécuritaire mënoo ñëw ca buntu ca grille jàppandu léegi mayoon yéen ca jamonoy Laye Wade ca 23 juin 2011 ngeen taxaw buntu assemblée nationale yéen waa APR ñi nekkoon ci opposition jamono jooju lu tax du ngeen ko may ñi. waaw xam nga loolu décision ministère de l'intérieur la en fonction de ni mu jàngatee sécurité ak risques yi nga xam ne moo war a mën a am parce que nag aussi moo waxaat ko Sénégal c'est pas seulement dëkku politicien am na ñoo xam ne politique ñu dañuy xëy di liggéey am ñoo xam ne dañuy xëy di faju bëgg a jëm hôpital principal wala bëgg a jëm Dantec
ñooñu it war nañ leen bàyyi ñu mën a dem ndax ci am na ci ñoo xam ne xëy na seen yaram laaj na ñu gis médecin. 2011 ñooñu tamit dañu waroon faju ji waroon dem hôpital. non manifester ngeen. oui mais kooku aussi il faut ñu xool ci ban contexte la mais li ci ëpp solo mooy ñu fexe rek ba kuy manifester nga jàpp ne war nga koo def ci anam yi nga xam ne moom la loi bi wax war ngaa bàyyi xel ne am na ñoo xam ne aussi war nañ doxi seen i yitte war ngaa bàyyi xel ni aussi waroo yàq wala yàqule. loolu it am na solo loolu rek mooy les conditions de manifestation. bu ko defee xëñ fitna de Aminata Touré bu fekkee. waaw fitna moom baaxul ci réew fitna moom duñ ko mën a moytoo rek. ana kon bàyyi leen rek ñu wane seen ñàkk ànd ci li ngeen bëgg a jàllale ci Assemblée nationale. oui mais ñu def ko aussi ci ordre ak discipline dafa am solo parce que aussi foog suñu démocratie yegg ci niveau boobu kii manifester bañ a. voilà tere aussi kii liggéey dara bañ a yàqu ku manifester ba pare ñibbi liggéey ba aussi ba ñu war a def assemblée nationale député yi discuter ko voilà jàpp naa ne loi bi dina war a mën a jàll. ñu ngi doon wax gannaaw waxtu bi jeex na daanaka ñu ngi doon waxi candidat yi ngeen xam ne yéen a leen kar ngeen ni yoon a dogal loola ku ci mel ni Khalifa Sall Karim Wade ñi tuddal Karim Wade sax moom officiellement candidat PDS la Khalifa Sall dégguñ ko ci waaye njortees na ni. bëggoon naa bokk ci élection yi te bëgg na cee bokk Karim Wade dem na bindu ji ca Qatar gam ne ca commission ba fa bañ fa sanc bindu ci liste wote yi ay borom yi xam-xam dégg nañ leen ne warul woon sax bindu en tant que ancien ministre de la justice jàpp nga ni am na sañ-sañ naam daan gi ko tribunal teg am na sañ-sañu bindu ci liste wote yi ba yóotu kilifteefu réew mi. waaw kooku moom vraiment du li nga xam ne moom soxal au premier plan benn électeur ngeen di wax fi ñu toll waxtaan bi nga xam ne moom la ñu. acteur la comme yow comme ni ñu la woowee fii wax ak yow. moom itam am na acteur la nekk candidat. parti opposition bi gën a mag. waaw mais na dem bindu ji après ñi nga xam ne ñoo war a saytu liste yi xool ndax loolu antu naam déet kooku vraiment def naa ne ci man lu ñu naan détail la. waxtaan wi nga xam ne moo ñu indi tey dafa soxal Sénégalais yëpp parce que dafa doon loo xam ne day modifier ni nga xam ne la ñuy dem tànne suñu conseillers municipaux yi suñu députés yi ak suñu président de la République defe naa ne ci niveau boobu la ñu war a toll léegi acteurs yi ku ci nekk li nga xam ne moom nga war a def nga bëgg a inscrire ak yooyu nga dem defi ko kooku aw ma ci benn problème mais nañu jàpp rek ne lii nga xam ne moom la ñuy def ni nu ko daan defee ca njëlbeen 91 92 opposition toog ak régime mu président Abdoulaye Wade ak régime mu président Abdou Diouf ak ni nga xam ne noonu la opposition daan aussi discuter ak président Abdoulaye Wade discussion sax bariwul ca woon ndax gis nañ ñu ne xëy na boobu discussion bi bariwul ñu continuer discussion boobu. parce que loolu aussi dafa laaj responsabilité de l'opposition mën ngaa bañ a discussion sa waruñ ci mooy amuñu confiance parce que dañuy ñëw wax ñu ne leen waaw mais après Macky Sall lu ko neex lay def du jëfe li nga xam te ne moom lañ juboo ba nga xam te ne dañ naan daal pertant la jarul ñuy dem est-ce que loolu tamit waxtaan ak nit ne ko nañ def lii ba pare defuñu ko amul sens tam mais xam nga ne loolu mënuñ cee teg loxo ne lii la ñu waxoon war nañ ko def te defuñu ko xam nga opposition yàlla daf ko nattoo muy opposé loolay nattoom mooy bu président waxee waaw ñoom la ñu war a wax mooy déet loolu mooy définition opposition ñu war a jëm ci 10 mois ba 9 mois ci élection ñoom dañu jàpp ne jubóog président Macky Sall da leen a arrangé wul waaye ci li ñuy jubóo du intérêt seen intérêt wala intérêt keneen en particulier intérêt démocratie sénégalaise la ñu fexe ba ni ñuy organiser élection du am voilà pëccaxoo du am indiscipline candidat yi nga xam ne ñoo ñëw ne ñun dañoo war a nekk président fekk ñu segg leen tami leen ñu dem ci sénégalais yi am fa 1% maanaam ci électorat bi. ñu ne ñii kat sénégalais yi xam nañ leen mën nañ leen a wóolu ñu dem élection kon lii ñuy changé ci code électoral bi ñun ñëpp ko bokk defuñ ko pour tey dañ koy def aussi pour ëllëg te noonu la amee France noonu la amee États-Unis noonu la amee Mali gi kon ñun it nañu nangu ne war nañoo mën a avancer toog waxtaan nag mooy li ci gën président ba tey woote na waxtaan am na commission bu fa nekkoon waaye nag ku bëggul waxtaan mënoo ci dara dañu war a rek continuer avancer. Aminata Touré ancien premier ministre yéen doog jàmm jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène ci kanam bopp koñ